ko toj yàlla dafa am ñaari mataba benn mataba boo xam ne mooy la dimension transcendante et la dimension immanente deuxième bi dimension immanente mooy dara nekk fu dul yàlla ñu jublu ci ne alam yëpp yàlla ci nekk mooy li ma wax sànq alkawnu mazhar uluhiyya ne alam mooy feeñuwaay yàlla bàyyi daan ne kon foofu doon kon foofu ñu àgg foofu ay nama tollu fasama wajulaahi foo gis fekk fa jëmu yàlla ji loolu dafay jàngale la dimension immanente bu ñu tëj ci attachbir mooy yàlla moo kese fi ne foofu loolu lay jàngale ay nama tollu fasama wajulaahi yooyu lay jàngale maanaam mais ana benn dimension mooy la dimension transcendante mooy atanzih ñaar yi ñu gëm waxta du wujud bi nga xam ne moom la sufiyaan koy doxee ibnu arabil xaatimi di ko wax ñaar yi lañu boole dañuy boole atanzih wa tashbih bu dee nag musul li futaatul makkiya bu ñu dee wax ci waxta du wujud nga la noppil waxuñu wax waxta du wujud mooy lan nga ne waxta du wujud mooy wax da nga fii ko sa xel ci li nga xam ne wax da mooy bennoo wujud mooy nekkiteef gi bennoo bu ñu mee bennoo nekk mbindeefu yàlla du loolu de bàyyi na ne anal qawm yatakallamuuna bi alfaaz fi istilaahihim laysa ala zaahiha bàyyi na ne gaar yi ñuy waxee si ay waxin yoo xam nekkul li nga dégg lay firi mu ne pour nga xam ko nag foog nga naan seen naan waay kon bu dee yow naanoo ci naan waay góor yàlla yi buñ dee seen i baat bi du yaa koy firi yow mais da ngay dem laajte ñoom lañu jublu ci baat bi dégg nga kon li ma wax ma ne ñii nga xam ne dañoo jàppale mi def yàlla ci immanence lañ nekk mooy tashbih lu ñu xamul mooy ba tey yàlla am na benn degré martaba boo xam ne martaba boobu tanzih la mooy tubaab naa ko transcendance man alxuraan junj na ko aay bay da koy junj yàlla wax na man arrahman ala istawa yàlla dafa yemoon si kaw arash da ngay santi kooku ñu wax fu kawe la ne da ngay santi kooku lu kawe la kon loolu day wane ne yàlla lu mu sellee walis mbindeef mi ba tey noonu la nekkee nag nekk ñu ñàpp mbindeef yàlla kese la mais ba tey yàlla am na dayoo boo xam dafa sell walis mbindeef kawe walis mbindeef yi moo wax ci beneen saar mu ne suratul anham mu ne wawul qaahiru fawqa ibaadihi yàlla dafa noot ci kaw jaam ñi kon loolu dafay jàngal ba tey lu tubaab tuddee transcendance ñu tuddee ko ci arab tashbih tanzih dégg nga mu ne et cetera man aaye bari noonu mais bii comme du woon thème bi ñaari aaye kese laa indi ma indi ne daane de la même manière les puritanistes qui sous le prétexte d'un monothéisme parodique cherchent à interner le divin dans les cieux ou dans un endroit quelconque sont de purs associateurs car ils verront toujours d'autres choses à côté du divin. Cela s'explique par le fait qu'ils sont dotés d'une intelligence infrahumaine, incapables de deviner que les créatures ne sont que des manifestations du Créateur. Et les individus adhérant consciemment ou inconsciemment à ces caricatures doctrinales n'estiment pas le Seigneur à sa juste mesure. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. Sourate An'am ayat 91. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Sourate 6 les bestiaux verset 91. ma ne wax naa ñi nga xam dañ jàpp ne dañ ne ci immanence mooy jàppal lii kese mooy yàlla alam bi fi ne mooy yàlla ma ne ñooñu dañuy fo wax naa ci ama ne ñi nga xam dañoo jàpp ne yàlla sell na ba kawe ba yàlla moom mi ngi ci asamaan yi wala yàlla mi ngi ci beneen barab mais yàlla laalew ak jaam yi dara am na ñoo xam ne foofu lañ toll yu mel ni waxaab yi ak yu mel ni yenn taalibe yi nga xam ne sama xàmmeetuma leen buñ dee fii laa ilaaha illa am problème ne mooy dara nekk fi lu dul yàlla man xamatoon fu ñu bokk ñu mel noonu ñoom seen bopp fii la ñu nekk fii ma ne ñooñu dañuy bokkaale yàlla Baye wax na ko boo dee ci discours Mauritanie bi moom xam faqih bu mu doon waxtaanal mu ne ko yéen da ngeen di sellal yàlla ba ne balaa si sobee yàlla nekku ci mu ne ko lawlaa xasdukum tanzihulaahi la daxaltum naara jamian bu nekkoon seen yéene mooy sellal yàlla ñëpp safa ngeen dugg kon képp koo xam ne bàyyi ne képp koo xam ne da ngaa jàpp ne yàlla dafa nekk ci benn barab mbaa mu ne ci asamaan yi mbaa mu kawe bàyyi nee na bu nekkoon sa jubluwaay sellal yàlla la kon safa ngay dugg moo tax ma ne ñooñu ay dañuy bokkaale yàlla sont de purs associateurs yaa ngi dégg man loolu tuddee ko nag baatu wéetal yàlla muy tawhid moo tax ma ils sont dans un monothéisme parodique dañu mel ni ko dañuy foo ab kon benn mi ku théâtre mais loolu waxuñu yàlla
am na koo xam ne jàpp na yàlla benn paa bi ne ci asamaan sa lay tàkk ci ko am sikkim loolu la jàpp ku nekk am nga noo yeddee sab yàlla mais yàlla daal nekk lu ne ba mu des nekk ci alam bi wala nekk alam bi wala ñooñu dañuy bokkaale yàlla dégg nga lu ko waral nag ma seen xel maanaam moo àggul ci niveau xel doomu aadama ndax nit rek bu doon xel nit normal rek nit am xel normal war naa xam ne yàlla mënul tënku ci makaan loolu war mën a nekk ndax yàlla bu dee dafa am barab bu ko woo tënk fu mu war a tënku fu mu war a nekk dafa làpp day fekk loolu jiitu fi yàlla mais yàlla mënu fee nekk laata loolu di am bindu loolu ba pare bëgg a làqatu ci biir loolu xel nangu ko maanaam moo tax seeni xel am problème moo ko ñoom mënuñoo comprendre ne les créatures ne sont que des manifestations du créateur mënuñoo di xam di comprendre ne mbindeef fi nekk lu dul ay feeñuwaay yàlla mbindeef fi nekk lu dul ay feeñuwaay yàlla moo tax ibnu abil xaatim wax na ko ci alfutaatul makkiya ma ne al alam huwa tajallin min tajalliyaatil xaqi al alam huwa tajallin min tajalliyaatil xaqi mu ne alam gi feeñuwaay ci feeñuwaay yàlla yi kon ñoom mun ñoo xam ne alam gi feeñuwaay yàlla la moo tax ñu yaakaar ne yàlla dafa ne ci asamaan yi yaa ngi dégg mu ne et les individus adhérant consciemment ou inconsciemment à ces caricatures doctrinales n'estiment pas le Seigneur à sa juste mesure man ñi nga xam ne nag dañoo bokk ci lii leen gëm mooy yàlla laalewu dara ak mbindeef yi yàlla mi ngi ci asamaan ba feneen ma jox ñu yàlla dayoo bi moom yàlla moom la mérito ma jox ñu yàlla dayoo bi mérito moo tax moom la Alxuraan wa maa qaddarullaaha haqqa qadrihi iz qaalu maa anzalallaahu alaa basharin min shay joxuñu yàlla dayam bu mu mérito moom yàlla bañ ne yàlla wàcceew dara ci mbindeef mooy kon nga gis ne kon fii ba la qawiyyun aziz la maa qaddarullaaha haqqa qadrihi inna llaaha la qawiyyun aziz joxuñu yàlla dayam bu mu mérito ndax yàlla la qawiyyun ku am kàttan la aziz ku noot la boo ne nooteet nga xalaat koo xam ne yaa ngi dégg mais bii nag mu nga dañ joxuñu yàlla day yóbbu nga xam ne kooku day nekk koo dafa féete kaw mbindeef yi mooy transcendance lay jàngale mais bi noonu yàlla wàcceew dara ci mbindeef boo waxee tënnasul ñu xam tënnasul li mu fii ci aarifina yi xam na ne yàlla bi dafay tënnasul ci mbindeef yi mbindeef day nekk mazhar ci yàlla feeñuwaay lañ ci yàlla bu nekkee feeñuwaay ci yàlla kooku ñaar nekku fi yàlla kese moo fi ne ba léegi feeñuwaay waa ji ak waa ji du ñaar exemple ma taxoon si seetu sama image feeñ ci seetu bi da nga mais image bi kan man la wala keneen la image bi man kese la mais image bi majaas la virtuel la kon image bi nekkul en réalité ba léegi man kese maa fi ne loolu mooy wahdatu wujud yàlla moo bind moo fi nekkoon moom avant daa di xew moom kese fi ne yàlla bind mbindeef mais mbindeef yi ñëpp xam ne yàlla tëjali la feeñale mbindeef bi ay tëjaliyaat ak ay tënazulaat si la mbindeef yàlla di feeñ ci ay tëjaliyaat ak ay tënazulaat te loolu nag image lay génne image yàlla nekk lu dul yàlla l'image d'un cercle c'est un cercle l'image d'un rectangle c'est un l'image d'un carré c'est un l'image d'Allah c'est quoi yow ñu fontoo quand même xamuñu mathématique xamuñu dara boo waxee double inclusion naan waaw non xam nga dafa yomb quoi c'est que yii dafa yàq jamono da ngay toog si biir kër nit ñi si yow sagaw kii di enregistré ba ñu lay filmé ngay fontoo nit ñi nangam sangam ak yooyu kan dégg nga gis ne kon moo tax dama ne bu ma taxee seetu bi la fañ seetu kooku man la ñaar nekku fa man kese maa fi ne loolu mooy yàlla ak mbindeefam yi ñaar nekku fi mbindeefam ay tëjiliyaat lañ ci yàlla waaye tanazulaat ci yàlla ay image la ci yàlla alam gi image la ci yàlla kon yàlla kese fi ne ñaar nekku fi quand même boole boo ñu dañoo jàng optique lii ñuy wax ci maarifa nekk lu ñuy làmbaatu de dañoo am xam-xam yu bari yu ne ci ginnaaw yu ñu jàngi mathématique jàngi optique jàngi télécom jàngi physique jàng lu ne gis yooyu ñu jàng nag boo yaakaar dañ koy jàng ay ati at pour bu ñu ñëwee di bokk yow lu ñuy dégg da nga nax téema yow dégg da nga nax sa xel de bàyyi seen masturbation cérébrale la ñu war a bàyyi seen xel yi ñuy mbalu la ñu war a bàyyi daa am yu bëri yu ñu jàng de bu ñu dee dégg yàlla yow daf ñuy dimbali yonent wax na hilmi kulli shay'in afdalu min jahlihi yonent neen lépp loo gis gën xam ko moo gën a réere ko lañ jàng ci mathématique ci optique ci physique ci yooyu noonu bu ñu dee wax ci yàlla daf ñuy dimbali waaw dañuy dimbali de moo tax baa nga tegg suñu wax dee ko waaj ok ma ne cela est dû ñu tax ñooñu nag comme yu mel ni ibaadu yi naan ibaadu exemple ñu gëm ne yàlla dafa ne ci asamaan si mbaa yàlla dafa nga ci benn kaaf bu ñu tëj am na sa benn waay bi woote ko moo doon Cheikh Diagne ne gis na yàlla ci benn kaaf xaw ma ñu wax loolu ma ne cela est dû à leur infirmité intellectuelle seen xel yi moo laago
qui les empêche de comprendre la dimension immanente de la déité xamuñ ne yàlla ni mu amee transcendance noonu la amee immanence yàlla nu amee tanzih noonu amee tashbih yàlla ni mu sellee ba nga ne yàlla mu ngi ci kaw mbindeef yi moo gën a fort mbindeef yi yëpp dëgg la mais noonu la yàlla tamit en même temps nekk ak moom mbindeef yi nekkuñu ñaar ndax mbindeef yi nekkuñu lu feeñaay ci yàlla te l'image est une optique nga ñu jàngal une image est toujours virtuelle ñun avant ñëw ci bàyyi xam na luy majaaz ndax dañoo jàng ci optique ne une image est toujours virtuelle boo amee un triangle ABC loolu mooy réalité mooy réel bi A prime B prime C bi image triangle bi c'est virtuel kon ba léegi benn triangle moo fi nekk. xel ñoo laago moo tax bu ñu comprendre la dimension immanente de la déité ne yàlla dëgg la mooy féete ko jaam nii moo aji noot mooy nangam sangam mais en même temps yàlla ak ñi mbindéef fi nekkuñu ñaar asmaa'ullahi husna yi boo ko xoolee si da koy jàngale bu ne al muhayminu le surveillant kuy surveiller da ngay féete nit ñi kaw exemple bu ne al maliku malik bi maanaam kooku buur dafay féete ñu mu yilif kaw exemple mais buñ ne actuellement rahman aji yërëme gi da ngay sentir ne yàlla mi bëgg laa leen teg mbindee fi quand même voilà bu ne rafu aji jégale gi ni da lay tooñ nga jégal ko di loolu junj la tax maa jóg mais dana gën a yaatal insha allah dégg nga ma ne kon dimension immanente boobu noonu moom la yàlla di jàngal ci alxuraan mu naan wa maakum aynama kuntum foo la mën nekk am nga ànd ak yéen lii boo mu bëggee wéet dama ci jawaayil maa ni xool Cheikh Diagne ba muy jàng almahiya danañ ci ñëw Cheikh ba muy jàng almahiya dafa almahiyatu bi zaati donc foofu subhanahu wa taala maa kullu shay'in bi zaati yi yàlla mi ngi ànd bépp mbir ci jëmmam yaa ngi dégg mais nag bu dee yow taabee nga xam nga yàlla dafa nekk leen di fi ne li waa jox fa sama isnayni fay na lu see jàll xàq taw yi laa tudd rek len nag maa dumta taqulu mawjudun wala mawjudun fa sama isnaani booy na tawhid mu ne falaa tawhida ila iza kan tawhidu lillahi billahi ilallahi fal abdillah marqala fii wala maxraj Cheikh Diagne neen dëgg-dëgg tawhid duñ ko jot duñ ci yegg ndax yow feeg yaa ngi nekk di wax yow da ngaa nekk te yàlla dafa nekk mu ne ñaarañ fa sama isnaani ñaar ñoo fa nekk ana tawhid foofu tawhid fu mu am day nekk tawhid lillahi ñeen yàlla billahi jaago ci yàlla ilallahi jëm ci yàlla yàlla kese fa ne lillahi ñeel yàlla billahi jaago ci yàlla ilallahi jëm ci yàlla kese fa ne mu ne foofu nag jàmm du ci dugg du ci génn nekk dañuy yeewu pour nga jël biir tarbiya pour neen dara nekk fi du yàlla pour boobu kese foofu la yàlla dara foofu la nga àggee dara nekk fi du yàlla nekk foofu lay nekkee dëgg ndaka jekk dara mosu fee nekk lu dul yàlla mais yow yaa ko xamul loon boo nee nga après nga jëlaat na topp benn naan waaw foofu amul dégg-dégg kooku yow laa koy bàyyi ak ñu lay déglu gars yi duñu ay dof ay magum jëma nekk si dëkk bi xam nañ fi ñuy teg seen tànk dégg nga boobu maa ko ay maa kuntu foo mënti nekk mi ànd ak yéen il est avec vous où que vous soyez mu ne foo la mënti nekk yàlla mi ngi ànd ak yéen man loolu dafay jàngale immanence na mooy lan mooy alam bi yëpp dara nekk fu dul yàlla fa en maa tuwalu fa sama wajulaay foo gis fekk fa jëm yàlla ji walla waasun alim yàlla ku yaatatu ku xam la surtout Baqara aya 115 où que vous tournez la face d'Allah est donc là car Allah est immense il est omniscient sourate 2 la vache verset 115 ma yàlla nee na foo gis fekk fa jëm yàlla ji dafa jàngal ba tey immanence muy tashbih mu ne tam laa tahzan inna Allaha ma'ana li yontoxoon Abu Bakar ci xunt ba bul jàq yàlla mi ngi ànd ñun man yàlla ànd bi yàlla ànd ak ñoom la dafa jàngale le degré immanent bu yàlla am mooy tashbih ba tey ma wax sourate Tawba aya 40 ne t'afflige pas car Allah est avec nous sourate 9 le Repentir verset 40 dégg nga ma ne pour fermer cette parenthèse nous disons que les patriciens de la foi selon la théologie ésotérique sont les éveillés ayant compris à la fois les dimensions transcendantes et immanentes de la déité. Ce sont eux qui savent qu'Allah est l'absolu, l'éternel, l'existence supracosmique qui sous-tend le cosmos, l'origine de tout, celui qui culmine, celui qui est présent en toutes choses, le principe ultime qui est sans commencement ni fin, sans naissance ni mort. Il est la réalité ultime par rapport à qui tout autre n'est qu'illusion, l'éternel, l'immuable, l'omniprésent, l'omniscient, l'incorporel, l'indépendant, le créateur, le gouverneur et le destructeur des mondes. Il est aussi celui qui n'est ni ceci ni cela, mais qui n'est que ce qu'il est, la réalité infinie, le transcendant et l'immanent. Moi, nous savons ñi nga xam ne patricien bu ñu ko waxee dans la société romaine moo nekkoon noble li ci kaw la plèbe mooy baadoola yi ma ne la ñooy noble yi nga xam ne
si wàllum gëm-gëm ñooy noble yi ñii may wax ñu xam lii xam yàlla dafa am immanence am transcendance am maata boo xam ne boobu ñu xam waxtu wu wax ma ñu xamante ne nekk ci télé di ratatati ak ci internet bi dañu xam yaa ngi de xam ne dafa am tashbih ak tanzih moo ko ñooy ñi nga xam ne ñooy ndaanaan yi ñooy siggi làgga yi ñooy faddaaral yi ñi nga xam ne ñooy les éveils ñoom maftu alayhi ñu xam am nañ fatu ñi nga xam ne xam nañu ne yàlla dafa am à la fois immanence et transcendance comme ma koy sànq ce sont eux qui savent ñoom ñoo xam ne yàlla mooy l'absolu al-qayyum yàlla mooy l'existence supracosmique yàlla mooy boo gisee la l'existence supracosmique le cosmos mooy univers bi supracosmique mooy ki nga xam ne féete na univers bi kaw xam nga ñoom ñun lu ñu xamul dafa bari ñun lu ñu xam ne mën ñu ko wax ci benn mën ñu ko wax ci jamono modeste à part bu caaxaan jeexee dëgg des ñun dañoo ñun maarifa bu question de ñun bàyyi kese lañ déglu ñun dañoo xam bàyyi xam li bàyyi di wax déglu ñeneen ñuy wax leneen ak leneen man ñun topp ñu bàyyi parce que ba ñoo juddoo suñu papa doon topp bàyyi de ñun dañoo weddi bàyyi laata ñu ko gëm mais lañ doon gëstu moo ñu indi ci bàyyi ñun la ñu gëstu woon ñu lañu xamoon ñun moo ñu indi ci bàyyi l'existence supracosmique dafa leen tuddee le cosmos et le macrocosmos et le microcosmos macrocosmos mooy aalam ji mooy aalamu lakbar microcosmos mooy aalamu lasxar mooy nit ki moom la ibnu Sina muy Avicenne wax ne wa tanzam anak jimun sariru laaka fik ante aalamu lakbaru ma da nga foog ni yow lu tuuti nga mais aalam bu mag bi ci yow lañ ko lem léegi am lu ñu tuddee le métacosmos le macrocosmos mooy univers bi microcosmos mooy nit ki métacosmos mooy la jéggi univers bi moo tax ma ne Allah yàlla mooy l'existence supracosmique dafa jéggi univers bi kii sous-tend le cosmos te moo ci boobu moo téye univers bi yàlla moo téye kawnu bi l'origine de tout yàlla mooy cosaani lépp celui qui culmine moo féete kaw lépp celui qui est présent en toutes choses yàlla moo teew fépp yàlla fa teew le principe ultime yàlla mooy principe bu féete kaw lépp mbir yàlla mooy principe bi qui est sans commencement ni fin yàlla amul tàmbali amul fu mu tàmbali amul fu mu jeexee sans naissance ni mort yàlla amul juddu amul dee amul date d'anniversaire ay yàlla amul juddu yàlla amul date fu mu amul juddu amul dee il est la réalité ultime mooy dëgg gi nga xam ne alxaqu bi nga ay xaqu yàlla la par rapport à qui tout autre n'est qu'illusion lu dul yàlla majaaz la kullu shay'in maa xalaa Allaahu baatilun nu ko yontu waxee asdahu kalima xaalu shaahir kullu shay'in maa xalaa Allaahu baatilun lu dul yàlla neen la moo tax yàlla mooy dëgg gi nga xam lu dul yàlla neen la l'éternel mooy aji sax gi l'immuable mooy yàlla mooy ki nga xam ne du buuse yàlla du buuse moo tax même ci wàllu fiq ñu jàng fiq xam na ne iltiqaal mustahilun indi haqiqati fuqaha tuxu dafa jomm ci yàlla du déplacé wu yaa ngi dégg l'immuable l'omniprésent mooy ku teew fépp nag l'omniscient ku xam lépp nag nante bu mag bi l'incorporel mooy ki nga xam ne amul jëmm yàlla kenn mu ne yàllaa ngi nii loolu déedéet amul moo seen gis yàlla sa war na ko xool après bu ñu paree maam naa ko gis yàlla kenn du ko gis maxaa mu radduma comme dañuy gis yàlla ñu ne nañ l'indépendant mooy ki nga xam ne ajuwul ci dara yàlla ajuwul ci dara le créateur mooy aji bind gi le gouverneur mooy kuy yilif kuy doxal mbir yi le destructeur des mondes mooy yàq alam gi moo koy toj moo ko defar moo koy yàq yaa ngi di il est aussi celui qui n'est ni ceci ni cela yàlla mooy ki nga xam nekkul li nekkul lële kenn mën na yàllaa ngi nii mbaa lii yàllaa ngi nii mbaa yàllaa ngi fee déedéet c'est ni cela mais kii ne que ce qu'il est yàlla daal mooy la mu doon moom yàlla mooy la mu doon moom la doon la réalité infinie mooy dëgg gu amul fu mu yem le transcendant ku féete kaw lépp nag li ma naa ku ànd ak lépp nag nga mi ngi ànd mi ngi nekk mi def yëpp fépp kon lii mooy yàlla man lii mooy sama pas-pas yaa ngi dégg lii mooy sama pas-pas ci waxdatu ci wàllum yàlla te lii mooy waxdatu wujud bi Ibn Arabil Xaatimi di wax njëkk ko jàngale wax naa ko keroog sufiyanke yi njëkk yi yëpp ci la nekkoon diine yëpp loolu lañ doon jàngale mais Ibn Arabil Xaatimi moo ko conceptualisé incha allah comme da nga ne bi ma épisode bi njëkk Ibou xam naa question du ma ci mën a dugg sufiyanke yi njëkk ndax yaakaar naa man tama doon fa ma leeral sama pas-pas si waxdatu wujud ba pare pour ñu ma déglu xam ne man lii mooy sama pas-pas lii laa gëm maa ngi xaar nag ñu radd ma ci mbaa ñi dajj ko mbaa maa ngi xaar
incha allah beneen yoon ñu dugg suufiyanke yi njëkk yi nag lu ñu def ak pas-pas bii may wax lii may wax datu wujud ku xamul lii nag ngal la balaa ngaa wax dama liiri alfutaatul makkiya liiru fusuusul hikam ibnu arabil xaatimi liiril yeneen ba xam ba pare man xaaruma pour bàyyi mu gis bindu bàyyi ni wax datu wujud xaaruma ko xam naa kaña moo ko fekkee bi New York ci gratte-ciel si xam naa ne kaña la jaw nga mën a kaña la ibnu arabil xaatimi la muy wax ci wax datu wujud loolu bu ko Cheikh Diagne ñàkkoon na koo neexte du ko tuddee Cheikhul Akbar ba ko gars yi tuddee Cheikhul Akbar Cheikh Diagne mu ngi tuddee Cheikhul Akbar dana ibnu arabil xaati mooy Cheikhul Akbar sëñ bu gën a kéefoo ci sëriñ si Cheikh Diagne dana mooy Cheikhul Akbar sëñ bu gën a mag bi bu fekkoon pas-pasam baaxul Cheikh du ko naan Cheikh du ko tuddee noonu ba gars yi ne mooy maahidiin kuy far diine Cheikh na mooy muhidiin ku dundal diine waaye dañ bàyyi foo mi waaye kon yi amul solo boo toogee rek bu la tegee dëppee caméra yi rek waxal li nga bëgg a wax li nga bëgg a jàngale ñun kenn mun ñoo xoqatal yuy def nii ay Seex Sang Babacar Ndiaye yooyu noonu nañ ko bàyyi amul solo bu nekku ne wax lu mu xam rek wasalaam nit ñi la public bi ñooy jugé amul kenn fii ku ñu nekk recteur faydu bi amul kenn ku fi toog naan diw li mu wax wér naa wérul am na fatu amul fatu kenn wakkilu la fatu jaam ñi kenn wakkilu la seen maarifa kenn wakkilu la seen xam-xam yow sa bopp ku la certifié xanaa dafa certification Cisco wala ku la certifié yëpp nit ñi mënta wees bu jutu bakki démboo njaay maa nga ñëwee bakki démboo njaay bu suñu mboot sa xottee koogul nga toog fii ku wax nga ne yaa koy corriger yaay radd nit ñi naa nangam sàngam ak yooyu ñu dañaa faala ñu yooyu ngay wax noonu xam nga lu kii wax maa ngi naan sax histoire Gaabu laa nekkoon di ko toppaat lu jànkee wàll le dernier roi di Gaabu la moo xam bañ ko introniser mu ne Gaabu question ni mu ngi ko wala yàlloo wala baatee la mu ne Gaabu question ni mu ngi ko wala yàlloo wala baatee la mu ne Gaabu seen dëkk bi balak dóom moo ko taxawal balak dóom moo ko taxawal balak dóom moo koy tas celui qui gagne par l'épée périt par l'épée bu dee dee yaakaar ni yow mbooloo mi nga bëgg mbaa bës bi nga bëgg mbaa bayre bi wóor di werante moo la koy may bu la ko mayte werante moo la koy xañ kon ñu yem fii Ibou xam naa bëggoon nañ dugg ci parce que sufiyanke yi mais kon nga épisode la léegi bii mooy épisode bu njëkk bi après beneen épisode bi ñëw di xool sufiyanke yi jiitu Cheikh Tidiane comme ni nga ko waxee sànq comme ni nga ko waxee sànq ñu jiitu Cheikh Tidiane ñoom naka lañ dundee pas-pas bii nii ak lu ñu ci wax incha allah kon maa ngi jéggul ci lu ma ko traité wu ndax man tam foofu ma layal sama bopp balaa ñu maa waxal lu ma waxul mbaa du ma yóbbu ko yaamu di tax sama cante gi fu laay bañ yóbbu ma fa wasalaam. jërëjëf mbokk yi kon li nga xamante ni moom nañ leen indiloon tey ci bu ne nekkee saison 1 épisode 1 si li nga xamante ni muy Wahdatul Wujud mu ne moo nekkoon li nga xamante ni muy amener le sujet sëriñ bi war a wax li nga xamante ni mooy gis-gisam ak pas-pasam ci loolu su ko defee rek incha allah ñu la koy xaar beneen yoon bi nga xamante ni mooy ñëw ñu war a waxtaan ci li nga xamante ni ñooy sofiyanke yi njëkk yi comme ni ko waxee ay ñoom Ibn Rawal Xaatimi ak ñeneen ñu mel ni moom lan moo nekkoon seen pas-pas ci Wahdatul Wujud